maa ngi leen a nuyu ku ne ci turam ak santam Pa Ousmane la waat fii ci Gambian Talents TV mut na ab diir bi ma géejee ñëw ci télé bi pour waxtaan ak yéen askan bi programme yi may def yépp daanaka maa ngi ci am ay texa ak ay gàllankoor askan bi yaakaar ñu askan bi di ñu déglu askan bi di ñu seetaan olof njaay ne kuy oddoo làmmeñ su noppee rafle te ñun ci lii la ñuy yëngu fan yi yépp maa ngi jot ay message bari na yuy xew ci réew mi ñu war see mun a wax te waxuñ si am na yoo xam ne nag suñ doom lañ ni ko angale di waxee they are our babies an yooyu su jotee rek li olof njaay di wax ne su jinne buggee daxaar ku éeg daanu am na yu xew ci réew mi ñu bugg see wax taay yi yépp te waxuñ si itte yi ak projet bi nga xam ne ñu ngi ko sànjaafu ci Gambia ak Seattle gi ma nekka di saaf askan wi di jàppale askan bi moo tax ba waxuñ si ndax réeréwu leen mbir internship programme bi nga xam ne ñu ngi koy def di jàngal ndaw yi métier ci Gambia yépp bokk na ci li ñuy def muy discourage ndaw yi pour ñu nekk ci mbedd mi di taxawaalu di tambambalu di foyantu wala boog di def yu fi bandi ba tax ñu mujjee see loru wala rol askan bi loolu moo tax ñu def internship programme ñu ngi jàppale ay ndaw foofu ci Gambia si ñaari at ak genn wala ñetti at yi passé jàngal nañ lu mu téeméeri ndaw ci réewi Gambia different métier graphic design web design computer maintenance and repairs public speaking journalism videography marketing yii yépp ay xeeti jàngat la métier yoo xam ne jàngal nañ ko ndaw yi te ba tey ñu ngi leen a jàngal démba si alxames bi laa mujjee indi fukki ndaw ak benn ñu ñëw join Gambian Talents TV kon liggéey boobu ma sànjaafu ci réew mi is bigger than me ci jamono jiite si laa jublu immigration wax naa leen si gannaaw ne is something that is dear to my heart parce que man suma boppa am a victim of immigration nettali naa suma taarix ay yoon wax naa leen ko over 10 years maa ngi si American immigration system bi struggle naa with it balaa ting ci di demee boor ba ñuy am kayit ci réew mi lu nekk daj nañ ko fii including dem si kaso wala dem si jail kon dama dee jël immigration very personal time bu mu xewee rek dinaa ci génn wax si kon lan moo xewaat mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan su fekkee ne yéen ak ñoo déglu wala yéen a ngi door a dugga si jamono jiñ nekk nii dañ jot xibaar fan yi yépp maa ngi am ay calls rawatina ci ndawi Gambien ci nekk bitim réew ñi demoon ci backway bi ñi ci ëppa ñi nekk Italie ñi nekk Spain ñi nekk Germany wala yeneen réew yi ci Europe ñu ngi jaaxle fiñ toll nii lu leen jaaxle loo parce que dañ jot xibaar ne dafa am deportation bu commencé waat boo xam ne réewi Europe yi rawatina Germany dañ commencé di delloo ndaw yi nekk foofu def naa ay programme ay yooni yoon indi ay experts def naa ay programme ay yooni yoon jokk nguuri Gambia pour ñu gindi askan bi waxtaan ak ñoom liñ jot a dégg nag ci li mujjee mooy ne ndiki barki démba wala démba boog ci alxames gi am na flight bu jógee Germany si Frankfurt nga xam ne ay immigrant la kaare wala boog ay ndawi Gambian lañ doon delloo ji ñaar fukki ndaw ak juróom si liñ jot a dégga muy 25 of them lañ delloo ji flight bi si liñ ci jot a xam liñ ñu jot a wax mooy ne Frankfurt la jógee kerak ci guddi waaye waxtu bu mu doon war a àgg réewi Gambia jotuñ koo wax askan bi Frankfurt ci Germany la jógee time bi mu doon war a wàcce biir Gambia jotuñ koo wax jotuñ koo yébaane leneen liñ ci jota
gestu wala liñ jot a xamagum ci liñ ñu wax mooy bilateral relationship la pour fàttali askan bi li nu mel commencé woon na ci diggante Gambia ak Europe ñaari at ci gannaaw ñu defoon ci liggéey bu rëy askan bi gisoon ko nguuri Gambia depuis jamono jooju ku si mel ni government spokesperson Ibrahima G Sankare suma nijaay si la doxee mereñu waxatut ak ñun booleetut Gambian Talents waxatut ak ñun ci dara ci lépp loo xam ne ñu ngi koy def ñoom nguur gi ngir njatta giñ ko njattoon tongtongal giñ ko tongtongal ak weddi giñ weddi yenn kàddu yi nga xam ne mu ngi ko doon gaaral ci jofi nguuri Gambia te mu méngoog li nga xam ne mooy dëgg ji nax gi nga xam ne mu ngi ko doon nax Gambien si jamono jooju si la ñu Ibrahima Sankare tongoo wala boog bàyyi di wax ak ñun boobu ba tey kon ñu dellu si waat ne leen nguuri Gambia demoon nañ ba am bilateral relationship ba start am di issue ay travel document ak compromise ak nguuri Europe rawatina nguuri Germany pour ñu delloo ndaw yi foofu leen na dinaa ko wax mu leer yàgg naa ko wax depuis jamono jooju te dinaa ko continuer di wax benn dëkk si kaw àdduna let me make that disclaimer tooguñ fii pour serve as an advocate wala ne dañoo jàppale ndaw yi nekk Europe pour si lu nekkul dëgga nañ ko wax ndaw yi ñu dégg ko ndax yéen ñi may contact ñu bari si yéen ñu ngi naan nguur gi lii nguur gi lii nguur gi lële ma xamal leen na ci loo xam ne lu óor la based on international treaties dëkk bu nekk da nga am warugal sa wareef la pour sa doomi réew nga nangu leen suñ nekkee bitim réew moomu ne buggatuñ leen te it dafa am solo pour ngeen xam ne réewi Germany wala réew mu munti nekk ci àdduna suñ la joxee seen kayit wala boog soo fa nekkee nga illegal mun nañoo toog ne soxlaatuñ la suñu réew da nga bugg nga génn fii loolu dafa war a leer si noppi ndaw yi yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy kool bu leen foog ne seen right la bu leen foog ne da ngeen entitled bu leen foog ne seen gëdd la wala seen yelleef la ne da ngeen war a toog foofu it doesn't matter nag what you go through it doesn't matter lu ngeen munti daj ñu bari si yéen li ngeen a sukkandeku mooy dem naa baag wee suma yaay jaay na takkaayam yi suma papa jaay na kiram leb nañ xaalis tappale naa def naa lii suma famille def nañ lii tëj nañ ma kaso jam nañ ma paaka jam nañ ma fetel def nañ ma lii def nañ ma lële tëj nañ ma Italie gaal gi ma dugga trauma gi ma go through yi ngeen nekk di joxe justification yi yëpp lu mbir mi métti lum ñanga lum naxari dañ war a leeral mbir mi loolu yëpp joxul leen benn garantie ne Germany dañ leen war a bàyyi seen dëkka Italie dañ leen war a bàyyi seen dëkka Spain dañ leen war a bàyyi seen dëkka Sweden wala bépp dëkka bu ngeen munti nekk si sangeen dëkka yi joxul leen benn license ne da ngeen fa war a des su ngeen ci bileemee nguur gi nag kon yéen a ngi leen a bileem te tegu leen ko ci xam-xam loolu dafa war a leer ñun suñuy wax dañuy wax loo xam ne fact la loo xam ne lu ñu óor la luñ xam la duñ tob rek wax comme ni ma leen ko waxee ñetti fan a ngi nii ñu ngi maa jokku di ma wax ne ngeen balal ma ñetti fan a ngi nii ñu ngi maa jokku di ma xamal ne déportation bi façon yi xibaar bu nekk jot naa ko ñu wax ko rek taxut ñu topp pour génn ne lii ak lii ak lii ak lii foog ñu wax leen luñ xam loo xam ne si xam-xam lañ ko teg si gestu lañ ko teg depuis bi ngeen ñu waxee lii ñu ngee gestu ñi ma contact jot ne ñoo xam seen boppa ñenn ñi si ñoom sax dañ ragal li tax defuma ay show noonu liggéey week bi yëpp dama ko liggéey tey la ajuma as we speak is 8 o'clock fii semaine bi yëpp maa ngi dang di daw between suma liggéey bi fii ak liggéey bi Gambia coaching the team having meetings ak yeneen yi ñu doon def yëpp kon li tax ma génn tey parce que dama feel ne waxtu bi jot na pour ñu génn jot nañ xibaar ak confirmation ne ndaw yi egsi nañ ci réew mi muy juróom naka ñaar fukki ndaw ak juróom li tax ma génn tey government bi seen boppa jaarale ko ci immigration contact nañ leen Mamanding mi nga xam ne moo amee kàddu immigration contact naa ko a couple of times
tontu wut ma be jamono juñ nekk nii su subaa nag wala fan yi dinañ jokku seen directeur bi pour ñu waxtaan ak moom am dinañ jël suñ call yi wala duñ ko jël it's a different story dinañ ñëw ci lool ci kanam waaye ñu wax ak ndaw yi rek ci ñi nga xam ne ñoo nekk Germany ak ñi nga xam ne ñoo nekk Europe pour aidaleen ngeen xam su ngeen egsee foofu ñu jox leen Asbildung wala whatever name they call it seen duldung biñ leen a jox noonu def naa ci ay interviews yu bari indi ay experts indi ay social workers indi ñu mel ni ñoom Yaya Sonko ñoom Kalilu Banja ñoom Mr Seydi Kane waxtaan ak ñoom ñu nettalil ñu lii explainal ñu ko breagal ñu ko down naka la process boobu di demee egsi ngeen si réew mi vocational training la opportunities lañ leen jox pour ngeen mun a liggéey ci biir réew mi su ngeen egsee ngeen ñu bari bi ngeen a ñëw foofu seeni kayit da ngeen ko jël sànni leen na li óor mooy ne Gambia government bi am nañ agreement ak naka wax nañ ne Gambien su nekk bitim réew mun nañoo apply passeport bu màgget bi nga xam ne moom lañ amee woon muy passeport bu green bi ndax bu ees bi képp ku ko bugg a am dafa war a am sa fingerprint te because nekkuñ ci réew mi fingerprint boobu noonu daf ko jafeñ loo pour nga mun a am passeport bu ees bi passeport yi Gambia bi waaye passeport bu màgget bi bu green bi mu ngi available ba tey pour ñëpp am ko nguuri Germany ak nguuri Europe yi ñu ngi sukkandiku si loolu pour yéen ñi nekk foofu ngi indi seen passeport damaa toog rek nit call ma tëdda di nelaw suba ngoon guddee bëccëg ñu nekk di ma call di blow suma phone bi di ma call they don't know what time it is foog nañ ne I have the answers to all the questions luñ maa wax waaw suma liggéeykaay dañ ma wax ma stop liggéey suma passeport bi dañ ne ma indi suma passeport suma ko indi wu dama stop liggéey nguuri Gambia dañ am that obligation pour joxe travel document pour cooperate according to international standards ndax mun nañoo teg ay sarta ci yoo xam ne mun nañ koo waxtaan ak ñooñu lu nekk négociation la diplomacy is negotiation ngeen waxtaan ba d'accord jamono jiñ toll ni nag xaw ma what they are thinking waaye nguuri Gambia this is the wrong time for certain things to happen yéen coronavirus da ngeen jàpp ne jeex na ci jamono ji corona ngi fees del bitim réew America gi nekk nii the past 10 days or 2 weeks we have had nothing less than 1.3 to 1.5 million cases of coronavirus. Every day, over 120,000, between 120,000 to 200,000 people ñooy am corona fi nekk nii. Pour ngeen accept lii yéen a ngi ibbi recipe pour coronavirus gën a circulate because bitim réew guñ nekk man dëkk gi ma nekk nii rek about 2,000 cases lañ dee am almost every day. barki demba bi ma ko mujjee in the state of Washington barki demba bi ma mujjee post a video on that suñ dëkk bi fii rek Snohomish County bu ndaw bi comme ngeen KMC Snohomish County comme ngeen KMC 52 people lañ hospitalized on coronavirus Gambien su nekk fii ñu ngi am corona evidently I know of people ñu am corona si jamono ji nekk nii so pour nguur gi war a complacent pour def yi last week dama toog am ku ma call ndaw bu ma call di call suma phone bi di ko call finally mu ne naa jël callam bi dafa am message pour man ma jël call bi an Germany foofu la nekk mu ne ma government bi billahi bro government bi ma ne ko government bi lan ñu jàppale wuñ ñu si lu leen government bi war a jàppale suma benn boy fii suñ roommate bi dafa am corona gars yi oyal ko ambulance bi ñu jël ko yóbbu ko mu dem ñu yóbbu ko foofu after a certain while yaa ngi understand ñu bàyyi ko mu dellu si waat mu ngi fii si néeg bi ak ñun dafa corona ñu ngi ko delloo si waat suñ biir fii nii kenn dimbalewul ñu government bi dimbalewul ñu ma ne ko ban government ni Gambia ndax Germany mu ne ñëpp fa la réer dooree dama am pour school this young man xamal ko ne ko liñ def is very normal everywhere around the world Gambia government ñu foogoon ne mun nañoo nekk di quarantine kuñ ne corona la ku dara ne oxo ñu jëli ne dañ laa yóbbu quarantine la delloo la 14 days di fay ay millions of dollars on quarantining people munuñ koo sustain dañ ko mujjee bàyyi soo àdduna yëpp that is how it operates soo nekkul ci diggante dund ak dee nga am corona dañ laa delloo ji sa kër nga dem ba yëfi génnal boppam si système bi dara garab sax duñ la ko jox ñu bari ñoo dee jëlal seen boppa home remedies is very natural
I told this young man yéen ñi dëkk ak kooku yóbbu nañ ko delloosi nañ ko gis nañ ne he doesn't have a life threatening situation delloosi nañ ko seen biir yéen avoid leen ko mu ne ma ñu ngee bokk ak moom benn wanag ma ne ko boobu de xaw ma ci dara su ngeen bokkee ak moom wanag kaas bi moo naan bu leen ci naan fi mu toog bu leen ci toog moom na toog biir néegam wala su toogutee biir néegam yéen ngeen toog seen biir néeg. We blame the government on everything. Dama bugga ñu understand ne government bi does not have a hand in every single thing. In this situation nag ndax am na rôle bu si gars yi play axankay parce que su ngeen fàttale ko ñaari at si gannaaw biñ coowee yëfi coow ko woog ak a lot of the people ba ñu nekk Gambia génn organise seen boppa dem def demonstration foofu noonu ak efforts yiñ make ak expose biñ expose gars yi di tegg yiñ doon def yu ci bari tax na ba government bi am a moratorium because of pressure biñ put on them tax na ñu am a moratorium mooy ñu put a freeze or a ban a temporary ban on this deportation. Lan lañ doon def dañ am agreement ak nguuri Europe bi every month ñu indi ñaar fukki Gambien ak juróom wala ba fanweeri Gambien mu am ñaar ba ñetta ba ñeneenti flight yoo xam ne jot nañoo ñëw bi coow li baree noise bi bari ñu put pressure gars yi am a freeze on it ndax dañ stoppoon di deport déedéet government ni Gambia mënuñoo stop benn nguur from deport waaye mass deportation boobu mun nañ koo négocier mun nañ koo bañ ne du ngeen deport nit ñi di leen indi nii in groupe ñaar fukki nit ak juróom liñ def ñu négocier we know ne ñu ngi doon indi nit ñi si suuf di leen boole si commercial flight si instead of ñu charter flight full flight ñu def fa ñaar fukki nit ak juróom ñett fanweeri nit instead of ñu def loolu ñu jël ko wàññi ko di jël gars yi di leen dugal si commercial flight yi ñaar ñetti nit ñeneenti nit yarandee di leen indi noonu lañ leen doon indee in piecemeal jamono jiñ nekk nii nag dañ dooraat di mass deportation nguuri Gambia contact nañ leen through the immigration. We will continue to reach out to the government spokesperson ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi si tey rek we would have asked this question to the minister ajuma bu nekk ministry bi of information dañ dee am seen press briefing dinañ leen laaj this question dinañ ko laaj the government spokesperson and the minister and the people involved. Immigration the same thing, they are not responding. Ki amee seen kàddu lii dama ko dee waxtu bu nekk te dinaa ko réiterater fii si vidéo bi ñi nga xam ne ñoo amee kàddu government branches yi ak departments yi ak even private sector bi seen spokesperson yi they all need to do a better job in communicating. Suñ la tuddee a communication officer suñ la tuddee a PRO suñ la joxee liggéey ne yow yaay baati askan bi yow yaay baati mbootaay bi institution bi yow yaa amee seen kàddu yow da nga war a reachable da nga war a available si phone lu nit ñi bugg a xam yow yaa ko war a xamal nit ñi waaye a good number of them don't do a good job dañoo busy lu te liñ leen a fayal mooy ñuy wax ak nit ñi di wax ak askan bi di gindi nit ñi si li nga xam ne mooy xew seen liggéeykaay yi waaye ñoom ñëpp they are barely available from the government spokesperson. Soo demee si police PRO bi Lamin Jaay nga dem si moom Mamanding army PRO naka immigration PRO nga dem si soldat si seen PRO bi kooku mooy the only person Lamin Sanyang that I give kudos to. For the most part he is available. Lamin Jai, to his credit, the police PRO mu ngi gën a góorgóorlu ci loolu. He is a lot more reachable now compared to before. Te loolu moo war a dal loolu moo war a nekk government department si soo demee director health service Modou Njie he is barely available. Bépp department boo dem Sekou Cissé foreign affairs kooku moom moo gën a bonati ñëpp. He is barely available. Foreign affairs ministry si boo si dem seen communication officers si are barely reachable. Busy lu jaay nit ñi ne ñoom dañ busy for what? You are paid by taxpayers money. Askan bi ñoo leen a fay xaalis bi ñu leen a fay suñ ci soxla xibaar wala ñu soxla information da ngeen war a available to give that information but you are barely available to do so and you are betraying a trust there. Xaalis bi ngeen a fay ko weer bu dee nekku leen di ko aan da ngeen ko war a ñaxa because su askan bi available rawatina through the media yéen war ngeen available askan bi mënuñoo ñëw di knock seeni bunta amuñ seen contact mënuñoo ñëw di leen konkong every single day pour get information from you through the people through the media lañ koo defee kon su leen media bi jokkoo te li maa wax ni waxaluma suma bopp rek maak suma colleagues yi through the GPU page and through different institutions we always have these conversations ñu ni neen you are barely available to the media te media bi ñooy boti askan bi ñooy noppi askan bi ñooy gémmeñi askan bi kon su nit ci soxlaa da ngeen war a génn di wax ak nit ñi instead of ngeen a busy lu ci lu bari
di prioritize wala di dem foo xam ne fiil ngeen ne duñ leen fa njetta foo xam ne di ngeen dem ñu laaj leen yéen li ngeen bugg a dégga question si ngeen bugg a ñu laaj leen ñi ngeen a control ak ñi ngeen a laaj yenn question si ngeen bugg a we are going to ask the relevant questions. All I ask Mama Nding mooy dégg nañ ne am na flight bu egg ci réew mi 20 Gambien ak juróom ñoo fi nekk lan nga ñu mën a wax ci lii tontuñu just tell us lii la lele la waaw flight ñëw na indi na 20 nit ak juróom lii da ngeen ko o Gambian public bi and this is where the government is making a mistake. benn bépp deal bu ngeen am bépp flight am contract bu ngeen am lépp lu ngeen signé war ngeen ko wax Gambian si loolu yellee fi Gambian si lañ ndax mun ngeen Gambian si mun nañ leen a forcer ne du ngeen joxe travel document wala du ngeen joxe passport and the like déedéet waaye you owe it to the Gambian people yéen a demoon ngeen def moratorium ngeen put a temporary stop on this xam nañ ne European Union have a new ambassador Attila Lios is no more Angleterre am nañ fa a new high commissioner ñi yëpp ñu ngi ñëw ku ees ku nekk dina jéem a rekindul yenn yi dina jéem a génne yenn yi yëngal yenn gëzëm yenn botin yi dina yëngal gëzëm yëngal butéel yi pour jéem a wane impress seeni dëkk yi naaw façon yi di li ngeen a sign su ngeen demee ba lift seen moratorium war ngeen a mandu gu day ni and I'm saying this because def nañ suñ due diligence follow nañ ak yéen contact nañ ñi nga xam ne ñoo amee yëf yi tontu wuñ ñu soo kon dinañ sukkandeku si ne liñ ñu wax dëgg la ba yéen ngeen teggi ko either through us wala through beneen plateforme waaye ñun liñ gom ci li ñoo jàpp si jamono ji mooy yéen nguuri Gambia teggi ngeen moratorium bi mooy temporary freeze wala ban bi ngeen defoon ci yëfi deportation bi teggi ngeen ko te su ngeen ko teggee right yi Gambien si la yellee fi Gambien si lañ pour ngeen binda leen wala wax leen ne teggi nañ moratorium boobu noonu si jamono ji nii amin dinañ commencé di delloo si di accept flights yu ñëw yes Europe mun nañoo wax ne dañoo deport anybody yeneen mun ngeen a refuse pour allow kenn pour mu dugga seen airspace so therefore am ngeen si loxo somewhat mun leen a tere gaay de su ngeen leen teree yéen a ngi break international treaties yi but at the end of the day ndax mun ngeen a negotiate ak ñoom conditions yi ñoo indee gaay yi ndax mun ngeen a make sure ne def nañ ay affaire ngeen seet interest yi dëkk bi ak lii lu mu am ci réew mi man nguur yi niñ dee doxalee daf ma dee métti sometimes compared to fi ma dëkk ak li ma xam fii ak naka la nguur gi di amee itte si yelle fi doomi aadama yi si seen citizens yi just last week rek or 2 weeks ago gis ngeen the same deportation issue that's been talked about gis ngeen Sénégal ñaata nit a fa dee ñaata xale fa dee si yoo fi deportation bi the same gaal am na ci bu si nekk Morog ay Gambians call nañ ma fii di ma ko wax man bro jàppale ñu su ngeen ñu jàppalewul du baax sénégalais yi seen government bi ñëw nañ jël nañ seen nit yóbbu leen ñun dañ duggoon si genn gaal ñun ak yenn sénégalais ñu yóbbu ñu I mean of course nguur gi responsible for that comme ni ma ko waxee si gannaaw yéen a jël seen own initiative because dëkk bi dafa métti dëkk bi dafa tar dëkk bi dafa pain whatever reason bu ngeen am gis ngeen seen morom yi nekk Europe gis ngeen keneen nekk Europe sampa taax sampa kër yóbbu yaay wala papa maka jënda moto ñëw semestre doxal téye si xale yi takka xale yu nice yes these are the reasons yi ngeen a coow yi tax yéen it ngeen bugg a dem Europe or otherwise ba tax ngeen a jaay seeni bakken this is just the fact and the reality based on ndongo dugana yow Lamin da nga war a dugga yow tamit Musa ye jam boy lay batum fanaay jana boy lii moo tax ngeen a dugga pare pour dem Europe loolu government bi amuñ fa any cër ku si jaayloo sa yaay takkaayam ku si sàcca sa kayiti këri papa wala sa family compound jaay ko ku si tappale nit you hear all kinds of stories ñeneen ñi dinañ liggéey nekk Gambia di ñafe foofu amee very good job di try ndanka di make seen 2 3 5 10,000 20,000 a month lu mu bon di si kor jaabu waaye doyut leen ñu decide pour bàyyi fa liggéey bi decide pour bàyyi fa métier bi decide pour bàyyi fa seen xasul yeeg raba yuñ am ñenn ñi jàppuñ si dara juddu nañ ci am po màggee si ñu bëgg a génnee seen famille yi si conditions yooyu loolu nguur defut leen ci dara dem lebloo seen kilifa yi xaalis lebloo seen mbokk yi xaalis tegu si yoon bi rabadaba ko ndanka ñii jógee Gambia dem Sénégal rabadaba fa tuuti dem Mauritanie rabadaba fa tuuti dem Niger rabadaba fa tuuti di dem ñenn ñi within 2 weeks
robust journey 2 weeks sa mbokk yónnee la xaalis benn $5,000 or $10,000 or $3,000 or whatever nga jël ko dugal ko si nga am yoon bu gaaw fat ñenn ñi dem ba Libya nekk fa ay weer wala at balaa ñoo cross. Everybody's situation is different. We know this. Take responsibility. Ne nguur gi amuñ woon benn loxo ci bi ngeen a dem. In fact bi ngeen a dem so wen nguur yi yéegoon am na num demoon ñu stop leen. It's just the fact. waaye fan la nguur gi am cër mooy benn communicating with the public about decisions they make about your lives and livelihood. Lii dafa affect people's lives te dafa am lu bari loo xam ne mun na koo def ci dëkk bi tamit so bañuñ pour ngeen accept anybody rawatina nag benn si yi nga xam ne xam nañ ko te jotuma koo wax mooy ne liñ jot a dégg mooy ne nguur gi li ñoo wax muy both Germany ak Gambia li ñoo jot a wax liñ dégga unconfirmed mooy ne criminal si rek ñi nga xam ne dañ def crime ñooñu rek la ñoo delloo si. Now, we hope you are not going back to the old tactics because this was the same thing that Ibrahim Sankare, government spokesperson, Ibrahim Silla, suma brother, government minister of information, lila gay ron wax askan bi back in the days 2 years ago li lañ doon wax askan bi ne ñi ñoo delloo yëpp ay criminals lañ immigration nit loolu lañ doon wax. That was far from the reality. Xawma jamono ji de we would need those evidences pour mun koo gën a teggi waaye jamono jooju xam nañ ne li ngeen doon wax amutoon da ngeen doon baamal Gambian si because am na ñu bari ñuñ xam ñuñ interview ñuñ méngulal ñuñ interact with ñuñ gestu seen affaire mu óor ñu ne ñii si school lañ leen jëlee amuñ benn criminal record ñii dañ leen fekk seen nekki ñu ngi tëdd di nelaw amuñ benn criminal record ñii seen liggéeykaay yi lañ leen jëlee amuñ benn criminal record ñii si train station yi leen jëlee amuñ benn criminal record so pour ngeen toog baamal Gambien si ne jaaykati drogue yi jaaykati taay yi xeexkat yi sàccakat yi ak am tappalekat yi ñooñu lañ nekk di jàppa ñoo xam ne dañ am some form of criminal record. If that is the case, fair enough. If that is your argument, it better be true. Waaye xam nañ ne the last time bi ngeen ko waxee loolu amutoon. And we hope you are not playing the same tactic pour mbaamal Gambian si pour xamal leen ne waaw this is the number of people ñu ñoo indi wala this is the number of people ñoo indi. We hope ne nekku leen di mbaamal Gambian si ne criminal si rek ngeen a delloo si because loolu lañ dégga that is the word that we are getting that you are only facilitating giving travel document or the deportation of criminals only ñoo xam ne they've been convicted wala ñu ngi si système bi. Yéen ndaw yi nekk foofu bala ma fàttali some of you that contact me said ne da ngeen am dañ leen wax ngeen indi seen passport waaw loolu is one of their requirement benn si seen sarta yi la si gestu biñ jot a def benn si seen sarta yi pour ñu jox la duldung bi da nga am pour joxe sa travel document from sa dëkka now soo ko joxee nag gars yi decide pour delloo la si Gambia because am nañ agreement ak nguuri Gambia too bad for you da ngeen koo gambul ida pour joxe loolu ñu bàyyi la si liggéey bi wala boog ngeen ñàkk koo joxe nekkuma fa but I have done shows and I have done a lot of research on this issue balaa ma toog pour wax si te lu bari li ma wax xam ngeen ko yéen seen boppa fii nag it's not about li ngeen bëgg a dégg dama leen ko dee wax waxtu bu nekk suñ toogee pour wax ñun ñëwuñ pour jàppale leen liñ xam rek suñu rôle ci société bi journaliste suñu rôle mooy ñu gestu def research bu doy gestu ñëw liñ jot a lijjanti liñ jot a xam ñu ñëw tegal leen ko tasaareel leen ko yéen ngeen seet lu ngeen si bëgg a jël ngeen jël ko ak ni ngeen ko bëgg a jëlee soo tooguñ pour wax kenn lim bëgg a dégga wala loo bëggut a dégga du luy bégal nguur gi wala luy bégal amin yéen ñi nekk foofu noonu yéen ñi ñu nekk di jooytul pour ñu fompa seeni ronkoñ liñ gestu rek lañ leen mën a wax suñ xamoon flight bi waxtu bi moo ñëw barki démba dinañ fa doon yónni team pour ñu dem pour gestu loolu pour fekkee ko ndax last one ñun ñoo ko expose woon last one bi ñëwoon 2-3 years ago 2.5 years ago ñun ñoo ko expose woon ñun ñoo nekkoon foofu cover ko ñun ñoo demoon live di leen wan loolu bi gaay di wàcca bay bañ a wàcca ci féeri bi ci bo am gaal bi ci plane bi raada kon it is very important ngeen xam the role that we play suñu rôle nekkul pour parloo faral leen wala faral nguur wala anybody
ndax nguur gi mun nañoo negotiate even using coronavirus ci jamono ji waaw su jamono ne dañoo delloo ndaw yi mun nañ leen a wax ne ñun third world country lañ jamono ji nekk ni coronavirus bi mu ngi noonu ñoom xam nañ ko xam nañ fi ñu toll seen dëkk yi gis nañ naka la corona mel xam nañ ne it's not safe su jaroon ñu tëj borders yi which I'm not saying ñu def ko airspace bi ibbi nañ ko for people to come in. Tourists are not coming into the country. If any of these young people has corona, they bring it back into the country. Yen ñep ci seen biir boppay nag weda ñi liggéey ci nguur geek ñi nekk Gambia yep the average Gambian just believes ne corona jeex na. And I'm telling you ne la corona ñu ci peak period bi ci jamono ji. Jamono ji la corona gëna bari. Because America has over cases, several million cases. State of Texas rek am nañ over 1 million cases so far. 1 million cases so far. Every single day, between 150 to 200,000 people ñooy am corona. Gis ngeen President-elect Joe Biden matiwaay yi muy jël ci yofi corona bi. So corona is a good reason that you can use to continue the moratorium or the stop of these flights from coming. Charter flights yi indi ñaar fukki Gambian ñan fukki Gambian juróom fukki Gambian problème rek ngeen a indi ndax these young people suñ ñëwee foofu lii du pour tiital leen fàtte xeju fi de def naa interviews ba tey ci projet bii ñaari at ci gannaaw ma indil leen ndaw yi nekk Germany ñu waxtaan ak askan bi wax leen ñoom naka la ñoo defaree ay bom ne su nguur gi reppee bañ delloo si leen su ñëwee Gambia dinañ bugg di defar ay bom di dem ay place di ko bom. I said this. I interviewed people and they said it. Du suma kàddu ndax dama indi gaay ñu traité rek wax loolu déedéet dama leen laaj naka la ñoo defaree bom source yooyu ñu ngi fi go back and listen to them ndaw yi nettali leen wax leen ki nga xam ne moo leen ko jàngal ñu publish woon kooku pictures am yi in fact kooku sax ki nekk Italie réer na ci jamono ji gangsta ndaw yiy déglu nekk Italie wala jaaree Libya xam nañ gangsta moomu réer na léegi moo jàngaloon gaay yi naka la ñoo defaree bom xale yi nettali ko ngeen gis gangsta ak fetalam yi moo leen doon recruit foofu. So government bi, are you looking at this thing, the crime rate yéen a ngi am anti crime unit every day ñu ngi xeex crime génne ngeen fa góor gi mbuub every day crime supposedly are supposed to be increasing in the country lu si bari ndaw yi si ñëwee si li ñoo jàppa ngeen gis ñu am series bu ees buñ tuddee Tamala nga xam ne ñu ngi fiicoo Gambians yi ak ñi tukki woon ñi jaar ci yooni gannaaw bi ak ñi nga xam ne dem nañ through migration ak jafe-jafe yiñ am you seen it suñ Tamala series bi once a month ñu indil leen story Keba Top mi nga xam ne si gaal gi suuxoon la bokka ñu indil leen Fatou Fall mi nga xam ne si gaal gi jàppoon interceptoon ko la bokka ñoom ñëpp ñu nettali seen xisa ak ñeneen ñoo xam ne interview nañ leen defal nañ leen documentaries ngeen dégg li gaay wax biñ leen delloosee bañ egsi am la laay foofu lañ leen bàyyi give them $1,300 or whatever without any form of therapy, without any form of emotional support, psychological support, or any way of them integrating back in the society. wax naa leen si commencement yi vidéo bi project bi ñoo def xam ngeen ñaata backway returnees laa fa am ñaata backway returnees laa am foofu ñoo xam ne dañ ñëw they almost got depressed. It's very sad. Government should be able to provide better options than agreeing to mass deportation, because ndaw yi suñ ñëwee ñoom rek duñ stress dañoo stress seen family stress ñu ngi nekk ci jamono corona wax naa leen ko mënoon ngeen a use corona as an alibi pour make sure at the end of the day ngeen negotiate a better deal. The impact of corona ni ñaa ngi ñàkk seen liggéey yi barki démb rek laa doon seetaan si benn si plateforme si ñu ngi interview ñu nekk Sénégambia ñu ngi wax naka lañ sonnee the impact of corona hotel industry bi benn tourist ñëwut ci dëkk bi fii ba December
dëkk yëpp ñu ngi discourage seen people from traveling, including dëkk bi ma nekk nii there are travel restrictions. Dëkk bi ma nekk nii people are not traveling. nit ñi seen dundu gi mu ngi métti nga ñoo tegal leen si deport seen ndaw bu jógee bitim réew xalaataat leen ko bu baax. ngeen facilitate the deportation of these young people. suñ ñëwee lan la ñoo def ci réew mi. they become a burden on society. Folks like us ñi leen a jéem a empower di leen jël di leen jox liggéey di leen jël di leen reintegrate di leen distract from coono yi ñoo daj ak li ñoo dunda. we apply for funding everywhere. we knock on all doors ngeen tëj seen bunta yi yéen ñëpp tëj seen bunta yi. from the youth empowerment project bi nga xam ne ñoo toog ne dañoo defal ndaw yi contact nañ leen multiple times knock on their doors about our internship faale wuñ ñu. hopes yu dul jeex eventually shut their doors on us. The same thing with NEDI nga xam ne yu fi enterprise seen loxo la nekk dara. National Youth Council the same thing. We've met them, have conversations, engage them, submit multiple letters dara. Lamin Mokendo Dabo mi nekkoon executive secretary bi can bear me witness. Duma bàyyi ma fen last time bi mu ñëwee suma office he was apologizing. di ma wax ay jafe-jafe texa yi am ñoom seen jëmmi boppa yéen a fa war a toogal ndaw yi. we hope Minister Bakary Badji of course is somebody that I know. du ko ma xamantu de dañ nekk si youth work di tesee si ay programme def yu bari biñ ko appointé aw ma woon time pour génn wax ci Bakary Badji but unless ñu change ko unless mu wecceeku unless mu nangu ñu korop ko wala politician si yàq ko xam naa ne ku xam lu ndaw yi di dundala because bi ñoo nekk youth workers ñoo àndoon bokka di def youth work together ñu nag moom mu dugga fu ne ci réew mi xam na réew wi Gambia lu ndaw yi di dunda yépp from Kartong to Koyna wala Wuli Banna ni ko Musa Yali Bathily dee waxee. Bakary Badji xam na li ndaw yi di dunda bu baax a baax a baax moom si boppam is from a very humble background mu nettale xisaam. He's from a very humble background. Mu dëkk Joswang, Ibo Town. He knows what struggling is. He knows he didn't grow up having everything on a silver platter. He didn't. So kon expect nañ ne moom gannaaw dunda na loolu he who feels it knows it. Li ndaw yi di dunda moom it dina ci taxaw. Dina ci taxaw. He's young. He knows it, he lived it, and he'll be able to tell their stories. We recommend and upload his appointment. Morgan Kifa nekkoon pa yu màgget yi ngeen jël leen ñuy run youth matters. So we hope Bakary Badji does not become a disappointment. We hope that he keeps it up. We hope that the momentum he started with, he continued. We've had a meeting with him. We've had a discussion with him. He sounds very optimistic. He seems to have a lot of plans for the youth. And we hope he gets the support and the political backing to actually do projects that will empower the youth of the country. We hope he does so. Kon ma dellu si waat ci nguur gi using coronavirus could have been an alibi pour ngeen ñàkk get into such an agreement. If in case you did get into an agreement to lift the moratorium to be bringing Gambians in consignments to make sure Germany ak Europe. Number 2, ask for a package. Liability la on you. What does Germany have to offer in return? Dañ bugga di indi seen nit ñi every month, every 2 months, every 3 months di leen deport. Waaw seen dëkk la fii leen jógee ku xamul fi nga jëm nga dellu fi nga jógee lu métti métti ñun ñëpp su méttee mu ñaanga dañ war a delluwaat Gambia loolu la yàlla dogal. Su neexee dañ dee bugg a dellu Gambia ku si am kayit si ñun capte tuuti dangaa dem holiday Banjul dem baatere 1 month 2 months 3 months dellu si waat ñu oyal semestre nga dugg ci place yu baax yi lekk gu baax te dafu nooy dem kulo bi dem pati ji dem seeti mbokk yi def sa benn ñaari projet loolu dafa neex
su naqare yi tamit ku xamul fi nga jëm nga dellu fi nga jógee. Yéen ndaw yi ma fàttaliwaat leen ne it's no crime Gambia ngeen jógee su méttee ngeen war a mun a delluwaat Gambia waaye ndax seen nguur mun nañoo negotiate a better deal for you ban package la leen European Union wala Germany wala dëkki Europe yi wala America di war a mun a jox suñ ne dañ leen a delloo rawatina in the way and manner that they want to do it. benn nekku leen ay jaam ndaw yi wax nañ niñ leen a traité police yi ñoo àndal suñ leen a escort naka lañ leen a traité naka lañ leen a maltraité gis nañ di American 43 or 45 bi ñoo ñëw ñoom Mr Ndiaye ak gars yi ñoom Baye Ibu Gaye ak gars yi seen baaj bi ñoo ñëw liñ wax ne loolu lañ leen def niñ leen takkee niñ leen doon traité and all the things that happen. war ngeen a mun a négocier loolu lii waxoon naa leen ko dinaa leen ko waxaat suy ñii di ñëw dem leen si place yi ñu leen a wax ngeen vérifier suñ leen ne ay criminals rek la ñoo indi bu leen am foofu noonu German government ne leen ay criminals dañoo indi ñi nga xam ne dañ nekkoon si jail bi should not make you believe it. You have your counselors, you have your immigration officers and other people. Let them vet and verify ne képp ku ñoo delloo si dafa am criminal record. waaw nañ ko vet yónni leen seen ndaw yi ñu dem foofu ñu vet gaa yi ngeen confirm ne yes kii kat dafa def criminal record. yéen ñi nekk foofu noonu ku si nekk criminal man de I will not say anything ci yow sa affaire xamaluma la dara nekk fa di jaay taay wala jaay beneen façon ngi drogue dëkk ci am problème xeex xuloo reyante fetalante jamante paaka sàcca xawma si yow dara yow suñ la delloo dañ la war a delloo because benn dëkk bëggul la Gambia gi nga jógee sax suñ la mënoon a reject di la reject képp ku nekk si criminal activity xamal ne yow amuloo place fenn si àdduna bi fenn képp ku nekk ci criminal activity amuloo place fenn si àdduna bi so yéen su leen Europe ak German delloo dañ leen war a delloo because you are a shame to our country. waaye koo xam ne mu ngee try mu ngee dem school wala mu ngee liggéey mu ngee toppatoo soxlaam jàppa ñàmburam breegul loi am nañ right pour delloo ko nag still waaye ñooñu mun ngeen leen a négocier ñu gën leen faa bàyyi ñu dimbale leen si yeneen conditions tegal leen ay sarta that they can work towards wala boog suñ leen a delloo si ñu yox leen package boo xam ne suñ ñëwee dinañ ko am. comme ni ma ko waxee suma institution baa ngi noonu zero budget project ñetti at maa ngi ci kawam ngeen support ñàkk a support incha allah yàlla nga ko yóbbu ndaw yaa ngi benefit from it the past 3 years nothing less than 100 young people have benefited from it. Some we employ, some employed by other institutions, some are self-employed. Lulu santa yalla ñeneen ñi are still undergoing their training. Te Demba was the last time we brought in another batch that included backway returnees, that included school dropouts ñi jeexalut school, that included ñi nga xam ne dañ jeexal school toog benn at ñaari at ñetti at ba juróomi at ba fukki at ak ñetta jàppuñ ci dara. I've had somebody who graduated from school and been sitting down for 13 years without having anything going on for them. And a female for that matter. Backway returnees. So you get compliments and efforts. Whatever resources you get jot, mun ngeen indi ñu mel noonu. Negotiate institutions like Gambian Talents ak yeneen mbootaay yoo xam ne ñu ngi jàppale ndaw yi ngeen build suñ capacity. Ngeen establish yeneen institutions waaye bëgg ngeen a politicize lu nekk project bu nekk da ngeen ko am pour def directly pour mu impact leen mu nekk seen ron ngeen mun koo micromanage lifin jàppale leen institutions yu mel ni suma bos because it's creating an impact te amuñ benn intention yi stop ko maa ngi struggle bu métti pour jàppale ndaw yi I will use this opportunity pour wax leen ko dama soxla ndimbal. The project is bigger than me. I'm taking between 10 to 20 kids every 3-4 months. I can take up to 100 or more. Empower my institution and the likes of it pour ñu gën a mun a jàppale ndaw yi. I will take this opportunity and say it. Empower leen ñu. Negotiate leen ak Europe. Let them go ahead and give you money pour ngeen build centers, empower centers or institutions like ours. Provide employment. Nañ jàngal ndaw yi skills,
instead of ñu tob rek delloo si la nga toog sa néeg ñu tob rek benn bés rek ñëw nga tëdda di nelaw ñu ñëw rek yeew la yóbbu balaa ngaa xam lu xew nga fekk sa boppa amin Heathrow airport wala nga fekk sa boppa amin Frankfurt wala Berlin or any airport before you know it yaa nga Yundum International Airport. This can be very traumatizing and depressing. Can they do it in a way that okay suñ la waree deport sax yow di nga xam ne dañ laa deport waaye balañ laa deport dinañ la allow nga dem nga jànga si seen institution ci foofu yow nga wax lan nga bugg a jànga wera da nga bugg a nekk carpenter da nga bugg a nekk welder da nga bugg a nekk amin engineer da nga bugg a nekk lii da nga bugg a nekk lile ñu allow la nga dem school suy benn 6 months 1 year or 2 years nga am skill boo xam ne soo ko dellu see Gambia di nga mun a njëriñ sa bopp njëriñ askan bi. These are all things that our government can negotiate. Gis nga ñun duñ toog rek di criticize government teggi liñ fa teg te indi luñ leen leneen in return. Our experts, our leaders, our technocrats, su ñoo make ideals, they need to be aware, they need to come up with options like these things. waaye ñun deal buñ organize ñun deal buñ bokka ak any dëkka banganooy la ñoo nekk. ñun Gambians, we are not very good at negotiating and advocating for ourselves. And it hurts me sometimes. Suñ nguur gi, suñ waree def yenn yi. You see government officials, people that are supposed to be technocrats with 10, 20, 30, 40 years of experience. They will sit on TV and brag about these things, how long they've been working at a particular department or ministry or institution. They will tell you the bachelors, the masters, the double masters or PhD degrees that they have. Ban njëriñ la am su fekkee ne yow mënuloo utilize loolu pour njëriñ askan bi su fekkee ne yow mënuloo utilize loolu pour def loo xam ne dafa yóbbu askan bi kanam soo munta def loo xam ne dafa am bénéfice pour askan bi. When we negotiate deals we always negotiate a very poor deal seet leen ko rek suñ nguur gi whether suñ digganteeg China ngeen seet façon yi contract yi ñu am yu si bari favor wut ñu. You may think like we are benefiting, they can politicize this project. Loan si ñoo jël ngeen seen loan agreement yi ak terms and conditions yi ak interest bi ñu seet tegal ak all of these things ngeen seet ko bu baax. Suñ digganteeg European Union ngeen seet ko suñ digganteeg even suñ nébo si Sénégal sax nag ngeen seet ko. ñun daal every deal buñ toog rek ñiñ ko seexal ñoom ñoo see gën a njëriñu daan ñun. loolu ba kañ. Our people should be able to think. It's not man war na nekk suma liggéey pour ma toog di leen wax yéen seen liggéey li ngeen xam ne yéen lañ see fay da ngeen fa nekk pour askan bi ñoo leen a fay ñi ngeen a facilitate seen deportation du ma ne ñi ngeen a deport parce que yéen deportu la leen. That has to be clear. I emphasize again nguur gi deportuñ kenn waaye ñu ngi facilitate deportation bi. Benn they accept it because ñoo moom seen airspace plane buñ bëggoon mu daanu ci réew mi du fa daanu. Number 2 tamit they will issue travel documents and certain things te suñ ko issue mun nañoo jox ay conditions wala teg ay sarta yoo xam ne moom la ñoo jëfandikoo. kon lii mooy situation bi. I am very tired. I want to talk more, but I will end it here today. Nguur gi, we will have more recommendations for them. Nguur gi, we will have more recommendations for them. We always take this personal because ni ma leen ko waxee, I am a victim of immigration. Ma dunda system bi 10 years mu traumatise ma lu nekk ma daj ko. Tey I am who I am because of li ma daj ci immigration in America. Xam naa how painful and hard and tough it is. So this is personal to me. Share leen video bi dina gindi askan bi dina jàngal askan bi. Dañ soxla ndimbal nag, I will always say it. Parce que gesto bi gesto bu metti la. Combat bi combat bu metti la. Nguur gi ñu ngi nëbbal lu bari. Du ma ne dañoo fen waaye ñu ngi nëbbal lu bari tu askan bi. So pour ñun ñu jot leen dafa metti. Pour ñu lijjanti leen. Pour ñu wax ak askan bi. Dafa soxla constant pressure. Dafa soxla ñuy dem si ñoom di fay pass di dem every day di lakka fuel di dem di ñëw di leen call di leen lijjanti place yi ñoo dem di leen fa fekk pour ñu wax di def ay programme yu mel nii ñu ko dégga ma ne loolu nag plateforme bi dafa am lu ko doxal ñun seeni bët la ñuy xoolee seeni gémmiñ la ñuy waxee seeni noppa la ñuy dégloo we don't have any funding maa say jàppa so ndaw yi nekk Gambia pour ñuy jóg di dem di ñëw di lijjanti maa ngi leen a ñaan yéen askan bi yéen ñiy déglu rawatina nag yéen ñi nga xam ne yéen la itteel this is not a bribe
I'm not asking anybody to bribe us. I'm not asking anybody pour nga fay ñu anything. Waaye dañ soxla ndimbal pour ñu mën a def liggéey bi ñun we are a non-profit public broadcasting network non-profit lañ li ñoo def waxuma kenn mu fay ñu waaye dañ soxla ngeen donate ñu ngeen jàppale ñu yéen ñii seetaan vidéo bi next story di ngeen gis mu wax leen ne mun ngeen ñoo donate stars su ngeen ñu donate stars that's one way of supporting us. Next story comment section di ngeen fa gis a green button with a white love sign su ngeen ko cliquer dina leen yóbbu to a secured link fu ngeen ñoo mun a donate $5 a month. Besides loolu suñ PayPal bi is working GambianTalentsUSA@gmail.com ngeen donate ñu through PayPal mun ngeen ñoo yónnee li ngeen ñoo donate to Gambia through our accountant Binta Cissé 7833524 7833524 wala Baboucar Cissé wala Fat Samba lépp lu ngeen fa yónnee 7833524 dinañ ko jot jënda ci essence jënda ci crédit am lekka ndaw yi nga xam ne dañoo dem di jaabante di dem back and forth to these places to do this investigation they need to be paid too. We provide employment for these people su weer dee dañ leen a fay jaaralewu ma ko ci baag doo waxuma kenn pour mu fay ba dañ soxla yéen ñii nga xam ne yéen ay seetaan rawatina nag ngeen am ite pour ngeen jàppa si lii. Government Gambia, I call on you again to support my project and our project because it is directly benefiting and it's going to complement your effort in providing employment and skills training and building the capacity of the young people. Dinañ continuer di leen ñaax private sector bi the same thing. Yeneen non-governmental organizations join us. We are doing this for almost 3 years. It's a zero budget project and it is working. There is evidence that young people have succeeded. You have seen Ida Kebe from being an intern to an award nominee in less than 2 years. From being an intern to be a reporter, a creative director, and now the deputy country coordinator of Gambian Talents. Mun naa leen limal ay names. There is not a joke. Dem leen si place bi anytime. You will find them there. Besides Fat Samba, everybody else who is employed at Gambian Talent started as an intern. Ñii school dropouts lañ ñii backway returnees lañ ñii jeexal nañ school toog ay at jàppuñ si dara ñii ñu ngi dem si university bi wala yeneen tertiary institution di jànga subjects yoo xam ne they don't have it. Aida Kebe is one of them. Musa Jata is one of them. Aissatou Jallow is one of them. Salimatu Bangura is one of them. Adama Sow is one of them. Lamin DCC NCC is one of them. Akanati Lamin NCC is one of them. You name it. ñi yëpp ay ndaw lañ Ibu Nketa dañ leen tàggat ci ñoo xam ne jàppuñu woon si dara ñu jàppale leen bañ mokkal métier bi ñu xaaya leen ñu faa liggéey ñi dem si yeneen plateforme si ñu ngi fi duñ fi jeex ci ñoo xam ne fii lañ jaar jàngee fi xam fi ñu mel ni ñoom Mariatou Sarr ñu mel ni ñoom Ibrahima Jambang ñu mel ni ñoom Kadi Swane mu nga Mamos TV Aissatou Arkande mu nga am Daily News Ibrahima Jambang Mariam Cissé Sira Jaaju ñu nga Block TV you name it different people this is evidence if you know any of these people ask them du ngeen ñàkk dégg ñu wax seen stories lum bon we gave them a chance and an opportunity ñu ñëw fii jàngee fi métier bi ñeneen ñi ñu ngi ci plateforme bi ba tey di jàng kon we would like you to support this project because it's worth it. Ndaw yooyu gis nañ a future in what they're doing. It's preventing them or distracting them from thinking of going through the back way. We are teaching them life skills. We are teaching them things that can help them in their future. We are teaching them professionalism and a lot of things loo xam ne eventually dina leen jàppale ba tax ñu mun a def liñ bugg a def. When Gambian Talents team people go out for coverages and stuff, you can see how they are. Send maturity, send professionalism, level of discipline, and all the things in leen teach. We allow them to make mistakes, ñu jàngal leen, regardless of whether jeexal nañ school, jeexaluñ school, ak whatever their position is. Kon li duuf ci nag yu xeju ci cin bi dinañ ko dog fii tey dinañ dellu si waat share leen vidéo bi du leen wàññi waaye dinañu yokka dina gindi askan bi. Partage leen ko record audio bites yi send leen ko si seen WhatsApp yi and everywhere else
to make sure at the end of the day askan bi jot nañ ci nguur gi jot nañ ci dinañ continuer di leen jox more information ñu ngi leen ay bëggee leen gërëm leen santa su dee bii mooy seen first time ngeen ñoo seetaan like leen suñ Facebook page bi Gambian Talents Promotion toppaleen ñu si YouTube bi Gambian Talents TV toppaleen ñu Instagram Twitter Snapchat o TikTok Gambian Talents Promotion ñu ngi leen ay bëggee leen gërëm leen santa ni ma ko waxee rek bu leen fàtte pour share videos yi bu leen fàtte pour donate ñu jërë ngeen